salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu ànd geeg tànneef gi ngeen tànn ci ëtt téeméer tomb juróom-benn ñu wëyandeeg yéen seen émission bi nga xamante ni moom lañ jagleel campagne électorale bi ren ñu duppee ko au rythme de la campagne boobu ba tey yéen a ngi dégg nag ñuy jël coalition yi nekk fii ci diwaanu Thiès yëpp day nag ñuy dalal koo xamante ni gan gu mag la boo xamante ni nag mun nañ ko duppee maire sortant donc muy ki nga xamante ni. juróom-ñaari at yi weesu nii ak li nga xam ne def nañ ko ci prolongation wu mandat beeg yëpp ak jafe-jafe feebar beeg yëpp yi amoon moom moo nekkoon ci boppu mairie bu ville bu Thiès muy kan muy Talla Sylla bokk andi coalition waa Thiès Talla Sylla ñu am mbégte bu baax a baax dalal ko di la nuyu Talla di la wax dalal ba yaa fii ci rajo Thiès FM. waaw Papis maa ngi lay nuyu di nuyu waa Thiès FM waaye di nuyu waa Thiès Info di nuyu aussi seen partenaires yëpp. waaw Sen 24 TV waaw Sen 24 TV ak ñi nga xam ne ñëpp yéen a ngi liggéey ak ñoom. waaye di jaarale ci yéen di nuyu waa Thiès di nuyu waa Sénégal. monsieur le maire fu mu nekk nii campagne bi mi ngi dawandi fu mu nekk nii coono am na parce que gis nañ la bu baax a baax yaa ngi def lu ñuy gën a wax donc. Campagne de proximité campagne électorale bi nan la ko waa coalition waa Thiès defee. waaw bu dee wàllu coono moom. sama maam daf ma doon wax ne yàlla dafa làq njariñ te mi ngi ko làq ci ginnaaw coono. waaw njariñ a ngi ci ginnaaw coono. te yàgg ngeen ma dégg may wax jëf jël dindanum Cheikh Ibra kon loolu jàpp naa ne lu jaadu la. li ci des mooy. gis ngeen ne li ñuy tuddee campagne électorale bi mu tàmbalee ba léegi kenn jógagul ne fekke na meeting bu waa Thiès di def amagul. muy particularité quand même. voilà ndax politique bi nag ñu ngi ciy bëgg a def ay fan. te am na luñ ci jàngee beneen bi mooy su fekkee ne yow da nga yore dëkk bi juróom-ñaari at. te daan nekk ci wetu askan wi maanaam jamono campagne électorale du jamono boo xam ne ci ngay doog a fàttaliku ne Thiès am na ndax mosuñoo sori waa Thiès ñi nga xam ne nag xëy na jóg nañu bëgg ñu xam leen xel mën na nangu ñoom ñu am na ñu defee pour feeñal seen bopp ci waa Thiès ñu xam ne ñoom ñi ngi fi ñu taamu woon nag doxale noo xam ne ñu ngi ko tuddee doxal Thiès. waaw coalition waa Thiès dafa génne concept de ko doxal Thiès xam nga suñu nee doxal Thiès day mën a tekki ñaari yëf benn bi mooy dox ngir Thiès beneen bi fexe ba Thiès dox soo bëggee Thiès dox nag da ngay xam li doxul parce que am na lu doxul tamit te bari na am na lu doxul ci li ñu yore woon mais am na lu doxul ci li ñu yorewul woon alors kon ñu wàcc ci terrain bi dox ko ak suñu tànk fekki nit ñi maanaam dem. quartier bu ne mbedd mu nekk te saa yu ñu jógee ci mbedd duñ tëb kër bu ko defee sëf naa ne yow war ngay fàttaliku bi ñu gënee nekk ndaw amoon na benn jeu de carte boo xam ne mi ngi tuddoon wuti ko. wuti ko waaw dañ ko doon wuti. wuti ko waaw. donc noonu nga campagne noonu ngay campagne fu mu nekk nii. mais man dama gis ci doxal Thiès beneen mbir aussi. boo xamante ni moom mooy yor naa Thiès am na li ma fi def léegi li si des damay gën a doxal. pour mu gën a jëm ca kaw ca kanam. man jàngat boobu am naa ko tamit ci slogan boobu nga génne. waaw muy doxal Thiès. waaw maanaam xam nga tey jii moom laa la wax dama la ñaari signification la am. benn bi di dox ngir Thiès. mais beneen bi aussi fexe ba doxal Thiès ba Thiès dox. pour Thiès dox nag nee naa la da ngay dem ci terrain bi di déglu nit ñi tamit waaye xam nga ñëpp mën nañu nga dajale say nit ñi ànd ak yow nga génne xaalis bu bari yow boo ñëwee ci benn mbedd. boo waree dugg ci benn koñ nga dajale 2000 personnes ci buntu koñ bi ñu gungale dugg ci biir ñu génne image yi ñu ñu jaxaw toj na nga xëy ca suba nga def ko Medina Fall ne Medina Fall toj na après boo jógee foofu dem nu mu tëddee Daaru Salaam nga nit ñu ni Daaru Salaam toj na rajax xam nga loolu nit ñi miin nañ ko ci ñi daan def campagne électorale mais say nit ñoo lay tàccu ngay nax sa bopp te wolof day wax ne. ndax sa bopp moom weesuwul sàq mi te sexoo dara donc am loolu amul njariñ xam nga li am njariñ mooy ñun yore nañu ab diir yore ko nag ci conditions yu jafe
vraiment xam naa ni mën nañ ci ñëwaat maintenant bu fekkee ne loolu dafa am nga am ay yéene yoo amoon te mënoo ko jëfee donc dafay baax nga wàcce tamit ci terrain bi nga gis bu wér loolu nga xamante ni mooy li nga amoon mébét te mënu woon a nekk ak nit ñi li nga xam ne moom dañ koy ñaxtu te am nañu daawul ñëw audience publique bu boobaa loolu soo ko xamee mu nekkub yóbbal pour soo waree wéyal nga xam lan mooy faratay doomu aadama yi ci gox yooyu. ci gox yooyu beneen jàngat moom mooy quand même expérience dafa baax ci doxalin gis nañ ni que yeneen campagne yi nga fi mus a def yëpp tamit da nga daan drainer beaucoup de monde. di def comme ni nga ko waxee. ay meeting. ay doxantu ci biir dëkk bi ñu topp la. mais il faut savoir faire la différence entre ñi lay topp ak ñi lay voter. dëgg la voilà moo tax ma ni. dafa doy waar. moo tax xam nga tey jii boo amee jaar-jaar. daf lay jàngal. bëri na ñoo xam ne bala ñoo xam ne du woon ni ñuy defee rek. ñu génn le 23 dem le 24. dem le 24. loolu expérience moo koy joxe. maintenant li leer ba leer mooy li ñu découvrir ñun en tout cas ci doxal Thiès bi tax na ñu jàpp ne ci lu jiitu woon maanaam defe woon nii moo gënoon waaye nag li weesu na jàndu romb ba pare nga topp ci wote duy dóor. tey jii loolu moom ñi ngi ci loolu. bu ñu doon xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidat yi nga xam ne ñu ngi xëccoo yëpp yow am nga ci benn pàcc boo xamante ni ñëpp seedeel nañ la ko moom mooy benn yow doo maire fantôme buñ dul gis donc ci dox bi ngay dox nii li nga daan def la. jege askan wi ak nekk ak ñoom xam seen ay mbëbët loolu moom mun nañ ko seede ni que rupture boobu andi nga ko fii. waaye tey bu ñu lay dalal ñun fu mu nekk nii ñeneen ñi bu ñu leen di dalal dañ leen di laaj lan mooy seen programme. waaye yow dañ lay laaj sa bilan. parce que si la ñuy sukkandiku. maanaam sa bilan ak lan moo ca matagul ak jafe-jafe ya nga ca amoon pour def la nga bëggoon a def yëpp la nga bëggoon def yëpp xëy na mujjul sotti maanaam mais am nga ay mbëbët ak yeneen donc bilan la ñuy commencé après ñu dem ci lan nga ci yokk. waaw xam nga am na loo jaar léegi moom mooy premier élément bilan bi bu fekkee da ngay ñëw remplacer maire buñ ne daawul teew yow li nga war a njëkk a def mooy teew te yaakaar naa ni suñu borom dimbale nañ ci loolu maanaam teew nañu. doo fantum. waaw voilà. ba pare en même temps yow doo maire boo xamante ni dañ naan vous avez atteint la boîte. waaw xam nga dafa maanaam màgg daan day wax. maanaam dafa tegu di teew yaa ngi dégg loolu moo jiitu beneen bi mooy ci wàllu gouvernance ni ñuy doxalee bokk na ci li ñu njëkk a def mooy fexe ba teg saa ba saa ñu tànnoon diirub juróom-benn weer après il va falloir évaluer pour xool pertinence su juróom-benn weer. est-ce que dafa jege est-ce que dafa nu mu te sori loolu lu ñu war a waxtaane la mais au moins loolu def nañ ko ngir di def li nga xamante ni mooy leeral ak sellal ndax nag bu fekkee dañ la dénk da nga war di rendre compte te doo xaar ba justement campagne jot nga doog a rendre compte parce que su fekkee dafa am loo xam ne yàqu dañ naan béy wéy na mbuus dara du fa des lu dul rek xanaa jéem a xool nu ñuy corriger alors que bee ñu doon def doon na man permettre de redresser ci biir toujours cadre gouvernance bi dañoo taxawal conseil consultatif de la ville fexe ba ay doomi Thiès yoo xam ne kenn falu leen woon te ñu am cër ci dëkk bi nag ñu nekk ay ñii imam lañu ñii délégué de quartier lañu ñii ñi ngi ci kuréelu jigéen ñi ñii nekk ci kuréelu jeunes yi ñii nekk université ñii nekk ci ay organisation société civile yu ne fii ñu fexe ba dajale leen dans le cadre d'un conseil consultatif de la ville nga xam ne man bala may sax solliciter conseil de ville bi damay njëkk a weccee ak ñoom déglu leen ci mébét bu yaatu booba doog a mën a jëm ci leneen alors loolu amoon na solo te lu bees la te pourtant ñaar yooyu ma tudd yëpp benn bi jëm ci reddition des comptes benn bi jëm ci participation citoyenne lu code bi prévoir la code général des collectivités territoriales ñenn ñu ci bëri benn xamuñu ko
ñaareel bi bëgguñu ko jëfee ndax soo bëggee def lu la neex doo teg sa bopp li la yoon teg mooy luy nuru contrainte mais contrainte yooyu en démocratie dafa doon lu farataw. lu war la voilà lu war la kon ginnaaw bi ñu tegee cadre boobu ba noppi ñu dugal tamit toujours dans le cadre de la participation fexe ba li ñuy def yépp ñu yaatal ko mooy ne nañ liggéey un plan de développement de la ville de Thiès ndax soo buggee liggéey da nga koy teg ci plan ngay tabax kër ngay def leneen lu ni mel alors pour liggéey plan de développement de la ville jóguma dajale samay conseillers ñu tëju ci sama bureau di liggéey plan déedéet dañu jóg taxawal kuréel boo xam ne dañoo seet kii nga xam moo doon Chérif Diagne nekkoon directeur de l'agence régionale de développement moom la docteur Oumar Faye remplacé ñu teg liggéey bi ci loxoom moo ànd ko ak ñoom doyen Ndiankou Sey ak ndem si yàlla si Ablaye Ndiaye yàlla na ko suñu borom yërëm philosophe ak ñeneen ñoo xam ne Ibrahima Gaye ak ñooña war a ŋànk liggéey bi ànd ko nag avec les services déconcentrés de l'État mais ànd ko aussi avec les communes mais ànd ko aussi ak l'université de Thiès ak l'école polytechnique ak bépp kuréel boo xam ne mën nañ faa yaakaare xalaat ak xereñte bu fa mënti jóge pour ñu liggéey seet ban Thiès la ñu soxla alors xam nga loola boo ko liggéeyee ba noppi nga xam ne yow am nga foo jëm ñu fexe ba plan de développement de la ville boobu ñu méngale ko ak PSE ndax nag mooy plan bi Sénégal di doxe donc au niveau national mais méngale ko tamit avec les ODD muy les objectifs de développement durable au niveau international parce que une fois nga def plan ba pare génn ci un PIP muy un programme d'investissement prioritaire nga seet yi nga xam ne ñoom la nit ñi jàpp ne ñoo gën a jàmp te ñu war ko doxal loolu dañ koy financer parce que boo am projet kese doyul soo tegee benn projet da nga naan lii nu may fexe ba am koppar yu ko doxal mais comme nag lenn lii forcément dañ koy soxla au niveau national leneen ñu war ko soxlaa au niveau international da ngay fexe ba li ngay def te soxlaa ko au niveau national du waroo ak le plan bi doxal Sénégal au niveau national te loolu def nañ ko def la même chose aussi avec les ODD ba nga xam ne au niveau international organisme bu ñu sollicité du ni déedéet puisque lii nu teg bëgg ko doxal dëppoo na ak loola xam nga loolu tamit lu bees la parce que bu ñu ñëwoon fekkoon fi un plan de développement de la ville duñ ko soxla def ndax nag continuité la ndax plan bi day doon loo xam ne du plan wu maire bi kese day doon plan wu dëkk bi moo waral ñu dajale ñooñu ñëpp. te liggéey bi au préalable def nga ko de manière très inclusive. voilà ñu def koy at nag njëkk ci février 2017 la ñu njëkk a woote ci auditorium bi ci teewaayu ndem si yàlla si président Djiboka jite woon yàlla na ko yàlla yërëm jite woon la commission nationale du dialogue des territoires mu teewee ko ñu présenté ko devant benn vraiment ay cadre yu bëri ak ay Thiessois yu bëri ñooñu amandé ñu jëlaat liggéeyaat ko pendant un peu plus d'une année ba bi ñuy ñëw di ko présenté waat conseil de ville ma déglu ñëpp ñi nga xam ne ñun ñooñu fi jiitu woon te bokk ci conseil bi ginnaaw bi ma leen dégloo ba pare dégg nga ñun xalaatoon nañu bii ñun xalaatoon nañu bii ñun xalaatoon nañu bële te lañ leen waxe ni ñun daal li doon nekk problème pour ñun moo doon ñu ñëw ngeen nañu ci plan bi ak ci PIP bi bind ngeen ci lii te ñun def nañ ko ba pare comme amu ci lenn loo xam ne def ngeen ko ba pare kon te jàpp ni ngeen jàpp ne lu baax la lu defu la beneen bi amu ci lenn loo xam ne jël ngeen kàddu ne baaxul kon xel mën na nangu ne plan de développement bi ñi nekk ci conseil bi ci boppam validé nañ ko alors ci la ñu jàppee date organiser forum tuddi ko kaay defar Thiès mu nekkoon le 5 mai 2018 président de la République Macky Sall yabal premier ministre am di Boun Abdallah Dionne da nga def festival Kaay Thiès nga ne festival Kaay Thiès bi concept bi mooy Kaay Thiès. waaw xam nga léegi Kaay Thiès bi. dafa nekk ci domaine yëpp. voilà donc c'est important parce que ñun bu ma tuddee loolu faaw ma tudd ndem si yàlla si Khady Bintou Gaye ndax moom laa daan liggéeyloo ci loolu yàlla na ko yàlla yërëm moom moo
nekkoon ak ñun ci mairie bi ma doon ko demloo ci ambassade yi puisque coopération décentralisée fi lañ ko fekk mais am nañ ci indi nañ ci innovation bi mooy bu dee moyens yi matewu ko du toujours ngay mën a jóg ne yaa ngi dem ci benn réew di wuti loo xam ne mën nga cee def démarche yu bëri te du sotti ñu gis ne fii ci ndakaaru ambassade yaa ngi fi te dem ndakaaru jafewul may yebal Khady Bintou ak équipe ñuy dem Dakar di wër ambassade yi seet ambassade bu nekk loo man xam nga tey jii ci biir dëkk bi ñaari parcours sportif nekk nañ fi ci avenue Camp bi comme exemple mais kaay Thiès boobu moo ko indi ndax noonu lañ demee ci chinois yi indi leen fi ne leen bëgg nañu nangam ñu ñëw jàppale ñu ci ñu def ko te coûtewul ville de Thiès ñaari dërëm. mooy pour nit ñi seetaan di ñu déglu. waaw mooy parcours sportif bi nekk bu ñu fi ñuy tuddee duppee avenue Camp. voilà waaw am na ñaari parcours yu fa nekk. alors beneen bi mooy ambassadeur u Palestine xam nga ñu bëri dañuy def ne ñooñu dañ leen war a dimbali mais ñun dañoo dem seeti leen ma ànd ak ambassadeur u Palestine ñu jóg dem poste de santé Serigne Mortala Fall fële ci Medina Fall mais bi mu dikkee ba xool après dafa ñëw indi du matériel jox ko hôpital bi jox ko poste bi après indi xéewal it participer ñu ànd ak moom aussi ci ay kuréel yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne mi ngi leen doon jàppale am na ci ñoo xam ne doon jàppale weer bu jot ci amu boppam loolu kaay Cees ko indi ambassadeur Égypte ñëw na fi ambassadeur Espagne ñëw na fi ambassadeur yu dëkk yu bëri ñëw nañ ci dëkk bi kenn ku ci nekk Thaïlande et c'est important puisque royaume Thaïlande dañu am ak ñoom ay relation ñu ñëw fii ci biir cadre boobu ci la ñu defaree prothèse ay nit par exemple tey jii ci mairie Thiès am na fi ki ma njëkk a jël comme handicapé mu fiy liggéey parce que nag xeetu handicapé yëpp jël naa leen mairie Thiès muy handicapé moteur muy pouné di albinos muy sourd-muet ñooy wax moom. loolu dañuy wax ne que si muy biir personnel waaw mairie bi sax. waaw def nga ci recrutement. ak silmaxa te du ñoo xam ne rek dañ leen a jël nii pour social nii maanaam ay liggéeykat lañu. maanaam Aliou Traoré woowu bi mu fi nekkee maanaam ci relation boobu ak Thaïlande ci lañ ko defaree prothèse muy mën a dox tey sans yore bekki te pourtant loolu moo ko indi donc ci cadre Kaay Thiès boobu am na donc Kaay Thiès ci côté diplomatique parce que Kaay Thiès c'est développer l'attractivité de la ville pour permettre que mu am ay xéwal yu jóge feneen ñëw dugg ci dëkk bi mën a yokk tamit koom-koomu dëkk bi mën a dundal dëkk bi parce que loolu mooy tax affaire yi dox alors maintenant sur le plan culturel xam nga ni def nañu Kaay Thiès tamit ngir suñu demee ba at mi di jeex ñeenti fan yu mujj yi ñu jël leen vraiment fexe ba rendez-vous culturel majeur bu Sénégal nekk Thiès ba tey ji festival Kaay Thiès mi ngi ci agenda culturel national alors maintenant sur le plan économique nag sur le plan économique dañoo indi Kaay defar Thiès bi ñu liggéeyee plan de développement de la ville ba pare ñu organiser forum boobu ci la président de la République Macky Sall yabale son premier ministre Boun Abdallah Dionne mu ñëw keroog bi mu dikkee ñëpp dégg nañ ko mu ni président moo ma yebal ne ma jëlal les cadres de Thiès ngeen dem encourager ma Talla ci liggéey bi muy def ndax dama woote Sénégal émergent moom muy woote émergence su Thiès ci biir loolu demal tamit nga dalal xelam ci ne li mu ñu wax ne Thiès daf ko soxla ci domaine yi mu ko waxee dinañu jóg seet naka lañ ko ciy jàppale beneen bi moom ci boppam mu ni nii ngay doxee maanaam di lëkkaloo ak état pour sa dëkk am dara mu ni noonu la te ñi ko deful daañ ko rëccu may fàttali ne maam di Boun Abdallah Dionne maa ngi moom la yàlla dogaloon ñun ñoo àndoon defoon pose première pierre u ISEP yàlla dogal ma ànd ak président Macky Sall inauguré ko maag le premier ministre Boun Abdallah Dionne ñun ñoo àndoon lancé les travaux de réhabilitation bu stade Lat Dior jour booba yeneen institution locale yi nekkoon Thiès dañu boycotté
yaakaar naa ni déggatoo kenn ci ñoom mu wax lu mel noonu puisque xam nañ ni c'était pas qu'une erreur c'était une faute de leur part ñun nag gis-gis boobu dañ ko teel a am donc kaay defar boobu ni ñu ci woowee état bi noonu lañ ci woowee ay ambassade noonu lañ ci woowee yeneen i réew noonu lañ ci woowee yeneen i doomi Sénégal ndax nag ci lu gars yi miinul woon kaay Thiès boobu tax na ñun ñu def jumelage interne def nañu jumelage ak Bamako ndax ñëpp xam nañ ni raay bi yitteel nañu ñëpp xam nañ ni Thiès mënul am sans les cheminots ñëpp xam nañ ni raay bi dafa war a dundaat mais pour mu dundaat faw ñu lëkkaloo ak waa Mali faw ñu lëkkaloo ak Bamako mu jaral ma man mi nga xam ne dama naan liggéey Mali miin Mali xam Mali bu baax ma fexe ba ñu am jumelage ak waa Bamako te xew-xew yu mujj yi moo waraloon sax waa Bamako yi ñu defoon invité d'honneur pour festival bi ñu weesu ñoom ñu teewoon alors ñu wëlbatiku def jumelage ak Mbacké jumelage ak Kaolack ak Saint-Louis ak Ziguinchor xam nga yooyu mu leer ne day fa doon jumelage yoo xam ne du xaalis nga ciy wut mais échange culturel yi nga xam ne et d'expérience yi nga xam ne moom moo war a tax en réalité ñuy def jumelage ñu jël ko teg ko kon c'est pour wax la ni ci wàllu bilan balaa ñuy dugg même ci ay tabax. ba pare en même temps loolu moo jiitu fàtte monsieur le maire lu am solo moom mooy que lampadaire yi ñuy wax nii muy lampadaire solaire yi ci forum boobu premier ministre ñëwoon. si la dotation bi nga xamante ni la ko état bi jagleel ville de Thiès. waaw parce que xam nga ci jotaay boobu yàlla moo dogal yow yaa ko animé alors premier ministre moo ñëw ne yaa ñu seet si wax ñu lëndëm bi am ci dëkk bi mu ni man nag comme dama am kilifa ma seeti sama kilifa mu jox ma ndigal ne ma doo demee nga ni taala 50 000 lampadaires solaires yi ñuy defar ci Sénégal dinañ ci équiper Thiès ba nu ca génnee ci lañ ma bind xamal ma ni 3000 lampadaires solaires dinañ ñëw seetal foo leen di def ma yebal ay équipe ñu wër dëkk bi yan yi bis yan yi guddi bëccëg a guddi yëpp ñu wër dëkk bi xool ba jàpp ne gox bu nekk nangami lamp war nañ ko faa def mu mel ne nag dafa am ay doomi Thiès yoo xam ne dañuy liggéey contre Thiès ay nit ñoo dox pour wax ni loolu daa ëpp te Thiès lañ dëkk xam naa leen bisa ngi ci kanam. monsieur le maire. mais noonu la demee léegi ñu indil ñu finalement nous avons reçu. monsieur le maire non foofu moom dafa am importance. da ngaa liggéey bon def forum ak yëpp. ba am benn dotation buy ñëw. nga ne dafa am ay doomu Thiès yu dem. yu liggéey yoo xam ne dañoo dem liggéey. waaw pour ñu wàññi loolu. waaw loolu dana war. noonu la demee alors te du ci point boobu rek yooyu dinaa ci ñëw ñu indi finalement 1800 lañ jot. xam nga soo jotee 1800 nga xam ne c'est un peu plus de la moitié répartition bi nga defoon dootul mën a ne. dina am ay quartiers yu amul. non voilà parce que dañu am nu ñu ko tërale woon ba quartier bu nekk en fonction de liñ fa xam ak la mu soxla ñu defee woon ko noonu on était obligé kon ñu xoolaat ba seet léegi li ñëpp bokk muy église yi jumaa yi armeel yi ak yenn mbedd yi ñu privilégié yooyu ndax 3000 yi bu ñu ñëwandoo woon neneen lañ ko doon séddale kon ñu obligé defe noo xam ne dina am doo dugg ci yenn ruq yi parce que soo duggee ci ruq yi du mat te du feeñ bu boobaa ñu ni dañoo dugg ci ruq bi parce que seeni mbokk la wala dañoo dugg ci ruq parce que ñoo bokk parti wala ñoo bokk gis-gis wala nangam ak nangam mu yàq ñu seet li ñëpp bokk ñu jëmale ko foofa alors loola nag ak lu manti xew teewul ñaari junniy lampadaire mujj nañ caa egg ndax fexe nañ ba ronqewaat yeneen 200 waaye nag taxul ñu taxaw ndax boobaak léegi ña nga ca topp ba comme ci diggante bi président de la république dafa commandé waat yeneen 100000 lampadaires solaires ñu ngi am yaakaar ne bu ñu génnee ci lii ak jàmm non seulement 1000 yooyu daan leen jot mais danañ ca yokk leneen. li nga wax ni am na solo parce que day bi lampadaires yi ñëwee am na ñenn ñu dëkk ci yenn gox yi amul explication yi nga leen di jox nii am na solo loolu ñu xam lu waral mbir mi ñëwagul seen ay koñ. parce que am na ñu taxaw kii ne fee man de sama koñ amul kii ne sama koñ amul donc yow projet bi nga amoon bu lépp ñëwee ñëpp ci doon am.
waaw mais parce projet boobu moo yeggul rek. mais loolu xam nga loolu man mi sama bopp maa doon demal sama bopp. ci gox yi bu ñuy samp dem tamit di waxtaan ak nit ñi parce que man xam nga du ma xaaruma campagne pour dem si nit ñi. loolu mooy li ci nekk bëri na temps boo xam maay dawal sama bopp wala ma doxal sama bopp dem fekki nit ñi déglu leen xam li xew donc koñ yi nga xam ne dañ ko bàyyi woon xel ci lamp yooyu te lamp yi mu jëggu fa àgg ñoom bu ñu gisee ne tey soo jëlee mën na affaire privée am jaxasoo ak affaire te voilà normalul léegi ma ni nañu fexe bu ci nekk am te bu ci nekk fexe naa nga am terrain boo mën a def maison de quartier après nag ñu war laa jàppale ci naka ngay fexe ba am noo ko tabaxee alors loolu moo jiitu résidence Cheikh Saad Bou ndax ñëpp xam nañ ne l'islam bi fii su fi duggee ñoo nekk d'abord à la base donc fii ci booy dem Mbour 3 di nga fa fekk léegi barab boo xam ne xayma bi su dikkee Thiès fa lay dal muy résidence Cheikh Saad Bou fële yaa ngi dégg waaw donc ci booru pharmacie Khadimou Rassoul loolu def nañ ko bi nga xamante jël ay association fii maanaam ODCAV comme jeunes yee ko bokk ñëpp ñu jagleel leen terrain pour ñu am foo xam ne seen siège lañ fay def wëlbatiku waa Arcos yi nga xam ne waxuma entente Harlem ak Cosmos de je parle de l'association bi nga xam ne wàllu culture ci dëkk bi artistes yeeg yooyu ñoom ñoo ko yore boobu nag ñoom itam jox nañ leen bañ leen joxe ki ko jiite daf ko ak ñenn ñu maan dañ ko jaay way jaay nañ ko xam naa liñ ko jaayee xam naa ñiñ ko jaay ba pare déclaré ñeneen ñi ñu àndal ñoom moins que loolu xëy na mën na am ñu amoon ni soxla ba ko jaay mais amuñu droit jaay ko puisque terrain bi dañ ko def ci turu association bi jël seen récépissé def ko ci pour wax la ñiy nekk fii ci dëkk bi di wax dañuy wax rek en réalité tey li doon xew mooy lan mooy da ngay ñëw par exemple ñun ñu ne ñu 100 moo am fekk ndekete xëy na 150 moo am pour ne dañuy jóg maire commune boobu ñu neexal ko ci ne ko voilà yow fexeel ba affecté lii mais loolu xam nga yow doo ko xam puisque yéen da ngeen di dem def commission ngeen jóg def PV gars yi jël benn feuille wala dara intercalé ko ci diggante bi yooyu tu ne peux découvrir ça qu'après bu boobaa nag ñooña fekk am na ay terrain jàmbur yu ñu dem jël am na ay yeneen affaire njublang yu ñuy def Njamal Diallo bi ci njublang yi gën a mag si dëkk bi si la bokk moom ak Jatara moom moo waral boo seetloo dee ci seen biir moom rek la ñu bàyyi mu continuer nekk candidat pour wax la ni la gars yi ils sont dans une logique de prédation foncière boo xam ne tant que maa ngi fi day dakk loolu alors li fi nekk mooy xam nga Thiès man dama jàpp ne su ñu amee doomu Thiès bu liggéeyal Thiès ak ñoo xam ne sax bu ñu nekkul Thiès waa liggéeyal Sénégal pour man dama jàpp ne jaadu na bu terrain mën a nekk ñu jox leen ko man maa bëggul man loolu c'est moi mais jàpp naa ne tey nit bu fekkoon dafa nekkoon fii Thiès nekk fi député nit fi nekk fi conseiller xam nga ñi nekk conseiller kenn fayu leen weer ñëpp xam nañ ñi ëpp ci conseil ville de Thiès man ànduma ak ñoom mais jéem naa fexe ba kenn ku ci nekk nga mën a am benn terrain boo génnee ci juróom-ñaari at yi nga liggéeyal Thiès te kenn fayu la au moins nga jëlee ci loolu man maa ko def naa ko yaa ngi dégg te j'estime que normal na te pourtant ànduma ak ñoom ñu ci bëri su ma leen bàyyee woon ak seen maire commune du ñu am maire commune yu ci nekk dinaa fexe naa ba bureau ba ña nekk ca bureau ba ñu am donte newuñu ville ñu am mais jëluma ko teg ko ci maire ba loxo maire ba dama leen ko jox directement ba kilifa yi nekk ci dëkk bi ne yow nii nga ko doxalee kenn mësu koo doxalee noonu mais yeneen yay xew ci suuf nag man sama new ci li nga xamante ni peut-être mën na xew entre ñi fi newoon yore woon wàllu suuf bi ci côté administration ak maire commune yooyu loolu moo xawma ko man li leer ba leer mooy wàllu njublangu suuf moom du ma ci nekkee du ma ci dégg te du ma ci jàppale kenn nit ñi nga xam ne xam nañ ma ci boppam te jege ma ku ci am suuf dama lay wax boo ko jaayee def nga loo warul def puisque yoon mayewul loolu buñ la bindalee kay dañ lay wax amoo droit jaay ko amoo droit joxe ko da nga ko laaj pour usage d'habitation da nga ci war a dëkk
bëri na nag ñu ne si dëkk bi loolu mi ngi ci kanam dañoo nekk ci période xëy na campagne du ma si àgg ñoo xam ne dañ daan nekk ak man di liggéey ak man def ay njublang bu ne ci suuf bi ba ñu toll fii ñu jóg dem di jàppale yeneen candidat ak yooyu mais loolu du ma si dugg loolu mi ngi ci kanam parce que àdduna du benn fan du ñaari fan maintenant nag li am solo mooy tey fii ci dëkk bi ñu nekk. mais yow moom affaire suuf. man suuf moom xam nga suuf xam nga nit ñi dañoo déggewul ni ma ko waxee. non non man sax damaa daje ak ay ñoo xamante ni yéen a jàngandoo école. dégg naa ba nga nekkee étudiant nga commencé wax loolu ci woon wàllum suuf. xam nga loolu sama ngëm la. waaw loolu moom ngëm-ngëm la boobu. waaw loolu sama ngëm la. waaw te maa ngi ko gën a téye nag. waaw bi ma constaté ni sama maam di Mor Ndiaye di turandoo sama turandoo nekkoon fii moo ma njëkk a nekk maire ndax moo doon chef de village yu kër Sëñ Ablaye Yakhine exactement la même chose la waxoon te je me permets de dire que soxnaam di sama maam c'est Ngone Diop la tudd Ngone Diop di doomu Mamour Diop di doomu Youssou Diop di magu Jal Diop kon xam nga mooy suuf loolu tax ma tudd ko foofu laa bokkee ak Cheikh Ndigal Fall alors léegi tey jii Ngone Diop moomu ku nekk borom këram bu doon suuf la laa intéressé te Ngone Diop doomu Mamour Diop doomu Youssou Diop di magu Jal Diop ñu bokk ndey ak baay c'est-à-dire kooku moo waroon nekk Serigne Dakar mu jël rakkam teg ko dem xeexali l'islam ànd ak Maba Jaxu ba ñoom ñaar ñu des somb kon loolu lu sori la xam nga loolu c'est personnel yoonu nit ñi nekkul ci loolu man ku bëgg suuf respecté naa la ci loolu ku bëgg kër respecté naa la ci loolu que les gens me respectent aussi dans mes choix de toute façon kenn mënu ci changer dara léegi ci biir cadre boobu dama ne suuf moom et je répondais à une question du ma ci am lu dul sama bàmmeel néew ma dinaa ko ci am de ndax benn la den nee nañ ci géej gi lañ ko sànni yàlla rek a xam fu nit di mujjee kon dama ne lu ma ci am bu dee dinaa ci am laa wax du ma ci am lu dul sama bàmmeel loolu laa wax te loolu kenn du ma jël à défaut au-delà de affaire suuf wëral Thiès wëral Sénégal wëral Afrique wëral àdduna lii taal si laa ko moom doo ko dégg amul te doo ko dégg alors kon côté boobu bu ma waree séddale damay nekk à l'aise tudd nañu Serigne Ngagne dafa ñëw ñu def ko artiste de l'année au Sénégal mais ville de Thiès moment boobu jaadu na mu boole ko ci ñi nga xam ne daf koy sargal ne ci terrain yi nga xam ne waa Thiès dañ koy joxe nañ ko ci boole te chaque fois que ñu mas a jël benn terrain jox ko kenn su amee problème waa impôt et domaine dañ koy lijjanti dañ leen di wax su fekkee ne dañoo juum jël boo xam ne du noonu parce que ñoom ñoo demoon def recensement donc suñu juumee jël boo xamante ne ñooñu defoon nañu ay démarches am bail wala am titre foncier wala dara seen erreur la donc erreur boobu dañ koy réparer bañ nañ ko ba dee dañuy jël toujours benn quota de sécurité boo xam ne kenn du ko joxe pour bu ñu demee ba ci biir ñu rendre compte qu'il y a problème ñu lijjanti ko parce qu'il peut arriver Papis que kenn demander terrain à usage d'habitation mu jot ko balaa muy koy def dara mu faatu léegi njabootam ñu ni leen war lii bokk na ci li ngeen di doon te fekk matala guñu at yi ñu ko war a mën a ñu mën a defee dara xam nga loolu dafay arriver te c'est des cas yoo xam ne rencontré nañ ko mais toujours dans le cadre de la concertation ak waxtaan dañ koy régler li wér te wóor mooy en tout cas wàllu coowu suuf avant man mi may nekk maire ak léegi moom defe naa ne du benn puisque soo gisee man fu ma neex laay jaar xam nga li neexoon doxal Thiès bi ba ñuy tàmbali campagne bi. amoo sens interdit. non li xam nga li neexoon mooy ñu jël benn mbedd rek yaa may dégg ñu ni tey Yankhoba Diakhar moo taxaw gauche Talla taxaw droite ñu jël mbedd bi cat ba cat te amul garde du corps amul oto amul dara ñu dem keroog la ñuy xam ne lépp dëgg la mais li dal xel rek mooy dëkk bi ñu dëkk nit ñi bi ñu demee terrain bi am na lu ñu rendre compte ma bëgg a jeexale ci point boobu ci lenn yàlla moo dogal fii bi ma jógee di ànd ak état bi di ànd ak président Macky Sall et te lu may def man midi laa koy def fii laa woote promenade après avoir appelé à une conférence de presse sama bureau ma woote fii promenade man leen dallu Macky Sall moo ma gënal Idriss Seck moo ma gënal. waaw xam nga loolu moom loolu leer na loolu ñëpp xam nañ loolu ñëpp xam nañ ko de toute façon dëgg la
alors donc ba loolu ba ma ko waxee laa wax di ci dox nag maanaam nga xam ne en dehors de affaire u maire yi loolu laa gëm ndax boobu dañ doon dem élection ba ñuy dem élection donc entre ñooñu j'ai choisi Macky Sall je l'ai soutenu et j'ai dit moom ma ni moom de yey nañu nangu nañ ko ñun ñi daan wax du fi def dara parce que bokk naa ci ñi nga xam ne man gëmoon naa ne du fi def dara mais nit da ngay honnête am honnêteté intellectuelle boo fekkee ne da nga jàpp dara réalité bi wane leneen nga taxaw ci kanamu ñëpp nga ni j'ai eu tort et c'est ce que j'ai fait parce que man boo gisee man kenn du ma waar lu ma gëm rek laay wax man yaa ngi dégg man maa taxaw ci kanamu président de la République et devant tous les maires qui étaient là Diamniadio ma ni ko États-Unis laa toll di dégg ne yaa ngi def nangam ak nangam ak nangam te foofu boo fa nekkee sa principale source d'information c'est l'internet li dal diaspora bi ñu bëri mais ba ma gisee loolu ma ne non kii moom mënul def lii ñoo nekk no woon université ñoo doon suñu grand yi ñun waruñu amuñu droit def nangam ak nangam li ma jàpp ne yaa ngi ko doon def ma jàpp ne waroo ko def man mi maa defu ne la yoon wi nga jël du dem mais bi ma ñibbisee ma ne ko dóoroo ma marto tëjoo ma kaso da nga maa woo ba ma ñëw ndax xamante nañu nga ne ma léegi comme nee nga yoon wi ma jël du dem léegi ban yoon mooy dem ma ne ko ça c'est de l'intelligence et c'est ça qu'on appelle ouverture te loolu tant que yaa ngi koy def di déglu man dinaa la wax sama xalaat dootuma ko waxati ci rajo et c'est moment boobu la ma jël def ma conseiller am balaa même ñu koy fësal di ko xaatim ci këyit defoon na ma conseiller am te wax naa ko maintenant nag du ma conseiller président dara ba pare di génn ci mbedd bi naan maa ko conseiller nangam loolu xalaatuma ko parce que loolu warul alors ci biir loolu ma daj ci lu nekk ay nit di xeex pour Macky Sall daanu te bu daanu woon maa ngi lay waatal ni ñi ko bu ko ñoom Idrissa Seck daanu tey ji Macky Sall mi ngi ci kaso bi lu leer laa la wax seen pexe sottiwul ndax yàlla mooy dogal Macky Sall gagné donc ma am ndam ci sama choix ñu dem ba jëmee jamono novembre 2020 ñoom ñu gis ne effectivement yoon wi ñu jëloon du noonu ñu ñëw pour rejoindre Macky Sall mais dama ko rafetlu bokk naa ci ñi ko dalal moom Idrissa jour bi président wootee tous les leaders de Benno jël parole présenté ko jox ko kàddu mu wax daal di nangu ne moom ci boppam neewoon na vision Macky rombul Diamniadio waaye gis na ni buy dem Thiès autoroute bi lay jël buy dem Touba autoroute bi lay jël ak yooyu kon romb na lool mais man maa njëkk a jël kàddu defoon nañ sax xëy na dama koy attaque bu mu jóg bëgg a dem ma dab ko ne ko ñëwal kay toog man du ma wax lu ñaaw mu ñëw toog ma ni ko damaa rafetlu sa kàddu ndax su ma ko rafetluwul damay weddi sama bopp comme tey jii ñëw nga gis li ma gisoon démb nañ sant yàlla te doxal mais bu ñu demee nag ba desul lu élection jot moom ak njabootam ñu jóg ñu léegi da ngeen fiy jóge te ñun ñoo am dëgg ñun ñoo liggéeyal dëkk bi luñ fi mës a def ñoom Senghor ba ci moom luñ fi mës a def la yàlla dogal ci ndimbalu président ak yeneen samay pexe ma def ko fii ci dëkk bi te kenn mënul weddi loolu mais suñu waree jóg di demaat te ñoom amuñu gis-gis seen gis-gis en retard lay doon xam nga yaa ngi dégg léegi day ñëw en retardement léegi comme ñoom dañuy am vision en retardement léegi suñu ñëwee dañuy nangu ñu jiite leen loolu mooy dëgg moog ñëw ne léegi da nga fiy jóge fañ ko teg alors comme noonu la demee nag ñu jóg présenté wu di dem élection les gens ont voulu ay nit jóg di dem ci ay nit ñeneen ñu ne fii ci biir Thiès naan leen président nee na bii mooy listam ak nangam nag président waxul kenn dara ma wax la ko nag parce que local la maintenant il est normal que moom mooy président Benno Bokk Yaakaar donc xel mën na nangu ku am fonction officielle docteur Ndiaye ministre la fonction officielle la yor xëy na ça peut faire désordre que ñu gis ko ci liste boo xam ne du liste bu fas bi nekk Abdou Mbow vice-président assemblée nationale la am naa sama benn jigéen sama benn xarit sama benn soppe bu ñuy wax honorable député Maymouna Sène député la ak ñeneen léegi ñooñu xel mën na nangu ñu jóg nekk ci liste boobu mais xam nga kenn ci ñoom liste boobu bu amoon 100% sax kenn ci ñoom du falu kenn ci ñoom du nekk maire du dëgg maanaam nit ñi jóg war a xeex pour ñu fal Diatara ak Lamine Diallo ak ñeneen ñu bokk ci réew mi maanaam mais c'est le monde à l'envers c'est-à-dire je peux comprendre ñu ne ci liste boobu mën naa ko comprendre ça sérieusement
pour éviter de gêner le président ci rapport am ak allié am mën naa ko comprendre mais ce que je ne peux pas comprendre mooy ay nit ñoo xam dañu àndoon ak man te jotewuñ dara maa ngi ñoom pendant tout le mandat ñoo ma accompagné ci sama combat au niveau du conseil ñu xam ne maa ne ci dëgg ñu dem ba renouveler mandat bi jot ñi nga xam ne ñoo yàqoon dëkk bi bëgg ko kon ne yàq ñooñu war a jógaat ne dañoo bëgg a ñëwaat jëlaat dëkk bi pour kon ne di def njaaxum yi ñu fi daan def ma taxaw nag jàkkaarloog ñooñu samay propres alliés mes propres amis war a jóg di jàppale ñooñu pour ne nañ jóg dem daaneel li Talla Sylla comme si dama leen def dara mais loolu laa ni c'est le monde à l'envers c'est le monde à l'envers je peux comprendre quelqu'un boo xam ne dafa ni sa politique baaxul ni nga doon liggéeyee baaxul sa gis-gis baaxul ànduma ak yow wala da nga ñu doon xeex dañ lay xeex mën naa ko comprendre mais yow yaa ànd ak ñun suñu sa liggéey baax na yow yaa ñu changé ci dëkk bi li fi bonoon yépp c'est-à-dire que ñooñu pendant 7 ans ma ànd ko ak ñoom ci biir dëkk bi ñooñu war a ñëw tey di war a allier ak ñi yàq dëkk bi pour ne nañ fi jëlee ki defar dëkk bi xel mënul nangu loolu. monsieur le maire aussi élection même bu ko xel mënul nangu élection saa yu jotee rek ku nekk da ngay am sa choix peut-être aussi. xam nga loolu c'est l'électeur ça c'est l'électeur parce que ba léegi sax ñooñu yàlla rek a xam lu ñuy def ci isoloir bi xam nga loolu mën naa ko comprendre xam nga léegi tey jii. mais non ñu nekk si liste non moom laa la non dama ni xam nga tey wuy ma xam nga waaw xam nga loolu xam nga du lu nekk moo normal am na loo xam bu ko nit defee dañ naan ah lii de normalul du dëgg loolu aussi mooy dëgg am na lu nit di def ñu ni normalul donte liberté war na mën a tax mu def ko kenn jëngu ko xam nga kenn newul kenn doo bokk ci benn liste mais nag bu ñu toogee ba waxtaan rek jot dañuy waxtaan wax dëgg ca la man tey bu ma àndul ak yow d'accorduma ak yow ma jàpp ne li ngay doxal du noonu yow yaa yore mairie bii te li ngay maire nord bi par exemple Lamine Diallo moo ko yore xel mën na nangu kenn ne li muy def d'accorduma si donc dinaa wuti liste wala dem jàppale ji ñu am liste contre moom parce que da nga ni d'accorduma ci doxalinam mais maag yow ñoo ànd juróom-ñaari at d'ailleurs fu la nit bëgg a critiquer sax ma défendre la parce que jàpp naa li ngay def noonu la te ñi lay critiquer ñoo yàqoon dëkk bi mais ba ñu dem ba waxtu defar liste jot nit jóg ne mi ngi dem jàppale ñooñu yàq dëkk bi te fu mësuñu manqué occasion wax ko ñooñu yemuñu ci yàq dëkk bi ñooñu lu ne def nañ ko pour daaneel Macky Sall yaa ngi dégg sottiwul maanaam seen pexe jubul ñu dem ba tële élection war a ñëw nit ñi war a comprendre ne man ba may jóg di ànd jeeg état pour intérêt Thiès ñoom dañoo jàngat gis ne 40% et quelques yi ñu amoon ñun bennoo ci présidentielle bi te local nekk raw gàddu suñu demee élection réew mi day daanu ñoom xam nañu loolu ñu ni pour bañ a daanu nañu fexe ba dem ñooxu ji Macky Sall ngir bu ñu jëlul voix am yëpp it ñu jël ci dara loolu mooy calcul bi c'est un calcul personnel et électoraliste te loolu je ne peux pas imaginer que nit ñi comprendre ñu loolu mais fondamentalement askan wi mooy voté te yàlla mooy décider ñun ci suñu wàllu bopp li am solo mooy nous sommes fiers d'avoir servi Thiès pendant 7 ans et pratiquement 7 mois en tout cas man je suis fier. En tout cas, je suis fier bokk ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo mas a jiite Thiès parce que yàlla moo dogal je suis le 7e maire de Thiès am naa ci fierté officiellement nous sommes 388 000 habitants mais nous sommes au moins 500 000 habitants kon su yàlla dogalee ci juróom-ñaar yi ko mas a jiite ma bokk ci damay sant yàlla bu yemoon tey ndax nag loolu yàlla bu la defalee li la war mooy nga bañ a séeneen nga sant d'abord ci li nga xam ne jot na la ko defal mais du tee comme dañu nekk dans le cadre d'une campagne électorale te nit boo xam ne état ci boppam moo jóg sàkku maanaam à travers l'inspection générale d'État ne kii dañ ko war a yóbbu yoon ndax ba mu yoree njublang yi la def ci dëkk bi man waxuma ko xoolal ñi ko fi wax mooy ñi ànd ak moom ñi ko fi wax mooy inspection générale d'État ñi ko fi wax mooy fay yi mu fi bàyyi
tey ji kooku nag il a réussi une prouesse mooy dajale ñi nga xam ne ñëpp da wax na ko d'ailleurs il l'a dit wax na d'ailleurs ñi ma doon critiquer ñëpp ñi nga ak man xoolal xam nga loolu mooy mission impossible loolu mooy xam nga gis nga moo waral boo xoolee affiche mi dafa def comme 007 wane montre bi ne nii yaa ngi mais comme 7 bi moom jël naa ko moom 00 la. yàlla te Papis nag defuñu yàlla.